mbokk yi rafetlu seen ànd ak seen télévision Lamp Fall ginnaaw bu ñu la nuyoo ko nekk ci turam ak santam bisimilah seen émission penc mi di émission bi nga xam ne mooy dalal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew bu Sénégal di yëngu ci wàllu politique ci wàllu koom ak lépp loo xam ne day doxal suñu réew Sénégal mbokk yi nag am nañu mbégte tey jii dalal sëñ Moustapha Gaynde Fatma di secrétaire général parti bi ñu duppee Nasru sëñ bi Mbàkke ñu ngi leen nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. may ma tudd Maguette Diallo julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam. nuyu mbokk yi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan ci Sénégal bi ci Sénégal. voilà sëñ bi Mbàkke mu mel ni daanaka lu yàggul fan yële passé ca fa nga xam ne mooy ca diwaanu Touba Mbàkke en tout cas def nga fa ab ndaje bu am solo lëkkale ñi nga xam ne ñooy militants yi ak sympathisants yi. li nga xam ne xaw na ma marqué tuuti ci ndaje boobu mooy dafa mel ni da nga déclaré sa candidature jëm ci élection 2019 yi nga xam ne ci lañ jëm ndax mën nga ci dikkaat. waaw kon bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina mawlana Muhammadil makin ala alihi wa sahbihi wa ridwan wa tamkin. Effectivement, il y a 10 jours réitéré nañu suñu intention nekk candidat pour élection 2019. C'est la première fois ou bien. Justement loolu moo tax ma ne réitéré nañu. ba fàttali ko Macky Sall président Macky Sall ma waxoon ne 2017 la élection di am. ba mu ko waxee ñun 25 janvier 2015 dañ njëkkoon a def suñu déclaration ne dañ bokk 2017 mu dem moom ba ci biir mu génn ca léegi 2019 la donc def ñu lenn lu may fàttali nit ñi ne waxoon nañ dinañ bokk fas yéene nañoo bokkaat. bokkaat ci atum 2019 ci atum 2019 bi incha allah. ba ñu ko defee effectivement war nañoo am 14 délégations yu jóge ci 14 régions yi. ña fa intervenir ñëpp ay responsables lañu nekk ci régions yi mais pas département yi ni communes yi donc comme ni ñu koy defee wax nañ danañu bokk wax nañ itam suñu gis-gis ci réew mi ci anam yu bari xam naa danañ ci ñëw. suñu ay solution yu ñuy proposé itam par rapport ak difficultés yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne Sénégalais yi ñu ngi koy jànkonteel ci anam yu bari. voilà ci anam yu bari waa sëñ bi mu mel ni wax nga ko léegi confirmé nga li nga xam ne moo jëm ci sa candidature jëm ci élection présidentielle ci atum 2019 ndax sëñ bi boobu dafa fekk nga natt sa parti natt sa mbooloo ba jàpp ni yow jot na sëkk tey ji nga war a mën a jël réew mi. mi ngi aju sax ci natt réew mi fi mu toll ak ki ko yor ak ni ñu ko yore nekkul ci en réalité sama gis-gis natt sa bopp ak ñi ne ci yow réew mi moo am i jafe-jafe yàgg na ko am. ñu gis ne jafe-jafe yi day gën a tar am na ku ko yor ak équipe am bi ñu duggee ci biir nit ñi laaj kenn ku ne sa xalaat nga wax ci niñ yore réew mi ki ko yor ak fi mu jógee ba tey jii foofee fa la ñuy mën a sukkandiku ne segam am na ñuy xalaat te lu ñu mën a jëfe la bu ñu Sénégalais yi dégloo day xam nañ ne am nañ solution yi du promesse lu ñu mën a def tey la wala ginnaaw suba. mais dommage que sëñ bi nga baal ma promesse dafa nekk loo xam ne boo xoolee ñu bari def nañ ko parce que li nga xamul sa biir wax da nga ne son excellence le président Macky Sall dafa doon élection yi en 2017 lay am. mu dem ba ci biir ne 2019 c'était pourtant une promesse. li gën a bari ci les hommes politiques wala ñi nga xam ne dañu bëgg xëy na nguur généralement bu ñu waxee en tant que opposant ou bien en tant que kuy soxla nguur du bokk ak boo nekkee njiitu réew. alhamdulilah moo tax ma ne ñun solution la ñu am tey 2015. fekkoon na président Macky Sall tudd jëm ci mbirum Ila Touba wax ne à peu près 410 milliards la wala 800 millions de dollars su ma juumul ci 2 fois 2 voies diggante Thiès ba Touba bi ma déggee loolu ma wax ak samay partenaires ñu nangul ma financer 2 fois 2 voies yokk ci ab train yu fukki wagon yu 100 personnes climatisées. de plus pour le même montant kon booba amoon naa solution bi booba. ci la Touba. mais quel était le problème ba tax. interpellé naa exécution amul. interpellé naa président Macky Sall presse bi yéen ñëpp teewoon ngeen fa am na ñu ko relayer information am na ñu ko jàllale am na ñu ko jàllalewut waaye nee naa leen su ngeen ma wooyee ne ma lii foo ko tër ma indi leen firnde yi ñu dem ci financement bi te nañ ko xalaatoon financement boobu sax ay Sénégal dinañ bokk ci yëf yi mu nekk xëy na partenariat public privé public private partnership indi ci ay hommes d'affaires sénégalais ñu bokk ci yëf yi
ak montant pourcentage bu mu mën a doon mooy tane ñenn bañ cee bokk ñu soog a jëm ci yorum liggéey bi nga xam ne dafay créer emploi direct ak ay emploi indirect donc loolu lay waxoon naa ko donc ce qui veut dire que c'était un projet boo xam ne da nga ko amoon finalement mujjul sotti. interpellé naa leen tontu ma ba tey y a pas eu de réponse ba léegi. ba tey ji may wax ak yow. ok par rapport bi yenn promesse yi ngay wax nii bi ñuy def sama suñu congrès bi ci Mbàkke Bawol newoon naa leen tey te tey jooje ma waxoon il y a 12 jours wax naa ko tey fii ci yow nee naa leen tey am naa solution ndoxum Touba ak électricité Touba wala électricité Sénégal. waaw ok loolu dafa nekk tom boo xam dina ci ñëw de façon plus large xam naa ci beneen ponk bi. li nga xam ne ci lañ jëm mais bu ñu delluwaatee tuuti ci sa candidature monsieur le secrétaire général ndax jàppoo ni que sa candidature aujourd'hui bu ñu xoolee nekkatul bu njëkk comme bu njëkk ba da ngay ñëw nekk candidat peut-être am yow déposé tout cela mais maintenant on parle de parrainage tey sëñ bi ndax gis nga ni parrainage bi du gàllankoor. moom mi junju parrainage bi moo wóoluwut boppam ci dem Sénégal yi voté ko de façon transparente. mais attention il y a une politique que l'État est en train de mener boo xoolee parce que boo xoolee man je dirais à mon avis en tout cas lu mel ni bourse familiale ak DER bi ñu lancé keroog avec des financements est-ce que vous croyez pas que c'est pas des méthodes. DER 37 milliards la bu jógee Banque mondiale. ok nekkoon na fi lu yàgg ñu war ko jox Sénégalais yi. lu Macky Sall moo ko def ci budget bi ñu am ko noonu. waaw ñay wax de Macky Sall la ñuy wax de gërëm nañ ko sant nañ ko. maanaam am réew. da ngay négocier ak partenariat maanaam partenaires yi. Banque mondiale FMI ak ay sax ay privé comme sama cas. loolu su amee ñoom mayuñu la saraxuñ la dañ la ko lebal nga war a ko fay dans le temps ak pourcentage bi tuuti. bu ñu lay lebal par exemple sur 25 ans ne la am nga kat 5 ans de différé yoo xam ne yi doo fay à partir de ce moment 2% wala 3% comme ni ko ñenn ñi defee donc loolee moom Banque mondiale naka jekk mi ngi fi ku fi mën a ñëw ku ne day wax ak yow ne la mën na maa dugal lii ren wala déwén wala déwén jéeg loolu nag mi ngi aju ci nit ki nga xam ne kii moom mooy xam nu muy déroulé programme ak fu mu ko war a def bourse familiale sëñ bi comparé bourse familiale ak investissement bi ñu jël jox ko TER bi waxuma DER TER laa wax. train express bi. express bi. boo ko xaymaa fi mu ne dem na 1000 milliards de francs CFA diggante Ndakaaru ak aéroport bi nga defee ne 1000 milliards mënu woon dëgg ci programme mu dimbale jeunes yi ak jigéen ñi ndax xam nga ñaata jigéen li ci ëpp ñoom ñooy dem leb ci crédit mutuel yi dem ba mënatuñu. ñu fekk leen seen kër saisir leen génne leen seen kër. mais est-ce que doon urgence aussi par d'autant plus que aéroport. AIBD bi nekk nga benn point focal boo xam ne tey jii ku ne. wala boog képp kuy jóge kuy tukki ci Sénégal fa nga jëm est-ce que du urgence ci Sénégalais pour le permettre quand même aller bi ak retour bi et tout cela. yoo mën dem ñëwaat mën nga am junniy oto léegi yoo xam ne yii mën nañu def express wala junniy bus yoo xam ne mën nañu def express te du dem 1000 milliards nga xam ne bii dañuy jóge point sangam. nit ñëpp xam ne fa la ñuy dem bu dee da ngaa bëgg a jàppandal nit ñi seen dem ci aéroport bi laa wax société bañ ko jox dafa waroon a fayit. société française bi. Alstom kon moom mi ngi xool ci sama gis-gis ci yooyu intérêt société étrangère yi moom la privilégié pendant que société sénégalaise yi nekk fii secteur privé bi ñi ngi am ay jafe-jafe jànkoonte ak jafe-jafe yu bare. mais l'expertise aussi est-ce que mu ngi fii parce que des fois on a tendance à parler des entreprises locales et autres là mais l'expertise qu'il faut garantie yi war ak expertise bi war ba nit ñi war ko mën a utiliser avec sécurité est-ce que yooyu ngi fi tamit. train express bi lañ soxlawul benn soxlawuñ train express bi léegi nag su fekkoon dafay def tali ñu mën a defar tali ay ingénieurs en génie civil ñi ngi fi. mu def appel d'offre ñu gagné ko ñu gal leen condition yoo xam ne dañ dafa tali yu baax bu yàqoo ñoom ñu defaraat ko mais jëmmi train express bi lañ soxlaagul Sénégal fi mu ne yaa ngi am problème mu ndox ci ñaari tali ak yeneen parcelles nekk feneen ak feneen nga jël 1000 milliards di ko def ci train donc priorité yi moom la ñu orienté wul fañ ko war a orienté loolu mooy sama jafe-jafe train bi kon lam def ci train mënoon na ko def ci ndox mi pour que nit ñi am ndox mu baax ba pare njëg gi jàppandal Touba mooy deuxième ville du Sénégal xam naa dañ ci ñëw day am problème mu ndox tout le temps dafa nga ne 1000 milliards mënul résoudre problème ndoxu Touba mën na ko résoudre te am naa ci firnde man waxoon naa fi ne mën naa financer
assainissement Touba ak adduction en eau potable ci 500 milliards 4 kilomètres carrés yi andi naa ko fii kon li may wax lu ma xam la lu ma chiffré la kon boo jëlee 1000 milliards def ko ci train diggante Dakar ak Blaise Diagne bàyyi dëkk bàyyi gox ci biir Sénégal yu amul ndox ah loolee kon dañoo privilégié ñeneen ci yeneen i anam ludul bëgg a jàpp maanaam bëgg a jàpp na la askan wi seen dundin loolu mooy problème ci train bi encore une fois. ok yow kon donc loolu yëpp bu ñu ko tënkee bokk na ci lu tax tey jii nga fas yéene présenter sa candidature jëm ci élection présidentielle ci atum 2019 bi. loolu lu ci yokku la rek. lu ci yokku la. lu ci yokku la maanaam damaa gis. nañu deltu ginnaaw tuuti wax ci référendum bi. parce que référendum bi moom président Macky Sall moo ko indi ca la ñu yokkee 7 ans yi defee naa ne suma ñëw. tout à fait. ok man moo am 7 ans mandat du woon sama problème. sama problème mooy tënk yi ñu tënk ci biir référendum bi poñ yi fukki poñ yooyu ak juróom. dafa am yu ci ne yoo xam ne yi. boo dee jàngkat buy xalaat ci société ba ngay dund ci Sénégal ñu nekk 98% de croyants wala mu ëpp ko waroo indi poñ yooyu ci biir Sénégal. ñu poñ yu mel ni man nan par exemple. nouveau droit mooy lan par exemple. nouveau droit xam nga yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne peut-être au moment où ñu doon def campagne am na ñu bari ñu ko doon. indi ay appellation nouveau droit nga baal ma homosexualité ngi ci biir et cetera mais depuis là on n'a pas encore vu benn signe bu ndaw boo xam ne day wane ne lu lañ ci jublu aussi il y a pas eu en tout cas à ma connaissance. maanaam li wala fii naan. waaw garab buy sax kenn du ko yëg. buy daan la ci ñëpp am yoon. waaye lay sax ci biir société bi fi mu ne nii mu ngi fii sax keroog dañu am suñu ay jeunes étudiants yu jógee Kaolack. kenn ci interpellé ma ne ma sëñ bi day am na ay dongay daara yu utiliser drogue ci barab sàngam te moom il n'a même pas encore 25 ans seetlu loolu nga xam ne kon d'abord dongab daara nu mu def ba am accès ci drogue bi fan la jógee ku ko fi indi kon société buy yàqu na muy yàqoo doo ko yëg yow da ngay jékki-jékki rek gis ñu ne la ah mbir kat am na barab sàngam ah mbir ñu ne la ah loi bi kat lii la ci wax ca mbir ma homosexuel yi fi mu nekk nii bu dee ci loolu nga bëgg a wax te man war naa cee wax parce que du ma gëm sëñ Tuubaa gëm Rasulullah sallallahu alayhi wasallam di tolérer homosexualité mënuma ko ak lu ñu mën di wax ak lu ñu mën a xeex ndokk waaye man mënumaa gëm la parce que maa gëm ne maa ngi dund oxygène bi suñ borom ma ko def dinaa faatu nañ ma sul boole gi nañ ma laaj man foofu laay natt samay mbir du problème mu bailleur de fonds yi nee nañ nangam wala banque mondiale leen nangam wala kat communauté internationale bi leen nangam non newut foofu nit ki da nga am principe yooyu dundee kon société bi ni muy yàqoo ci biir nit ñi kilifa yi duñ ko yëg bañ jekki-jekki am jafe-jafe yoon war a atte yoon woowee la ñuy wax nag yoon woowee yoon lan mooy ay atte ku tëggi atte ak ñu ko tëggal ak lan moo tax ñu tëggal leen ko atte yi loolu mooy wax ci Sénégal gi laa wax ma feneen de Sénégal laa wax parce que réew mu ne am nga say spécificité Sénégal daf ko am kon ma defee ne bu ñuy def ay charte tëgg ay loi ak i atte war nañu xool ci ban société lañ koy tëggal muy Sénégal. mais ce qui est dommage mooy charte yooyu ak yooyu ngay wax ne ci référendum bi dafa mel ni la majeure partie des Sénégalais adopté nañ ko aussi. ok ça a passé. ñaata nit ñoo jàng français ci Sénégal. ñaata ñu mën a comprendre jàng constitution Sénégal ci français te français dong lañ ko def. d'abord foofu le problème amee ak constitution bi ak réew mi dafa am dysfonction maanaam yow da ngaa tëgg ab chartum réew ne ci lii la ñuy attee muy constitution Sénégal 65 à 70% jànguñu français nga ñëw ne leen ah maa ngi defee référendum ne leen waaw wala déet nga nil ko kayit bi mu ne ah man kay lii mënu ma ko jàng kooku nu muy xamee ci lu muy waxee waaw wala déet lu mu doon. Est-ce qu'il ne vous revient pas, vous aussi, en tant qu'opposant, de sensibiliser cette population? Non. Constitution bi la ñuy interpellé ñi ko tëgg. Depuis Bordeaux te mosuñu ko tëggee Sénégal ay dañ cee mën a def rek dégg nga moom ay révision constitutionnelle comme ni ñoom ni ñu koy waxee consolidant wala déconsolidant ca ka fa ne mais pas ci askan wi n'est-ce pas kon ñun suñu constitution la ñu war a indiwaat tëggaat ko selon suñuy pas-pas suñuy yëg-yëg. ak suñuy gëm-gëm ak suñu koom. mais sëñ bi xam nga ak ni muy doxee ci àdduna je suis pas contre même ces genres d'idées en tout cas. C'est tout à fait normal mais xam nga man dama yàgg di dégg ñu naan si vous n'êtes pas encore ci nguur genre discours yi c'est possible
mais dès l'instant où aujourd'hui nga nekk ci nguur dafa am entourage booy nekkal dafa am des partenaires yu jàkkaarlool est-ce que bu boobaa aussi sëñ bi na nga ko xalaatee nii ak na nga ko bëgg a defee nii y aura possibilité parce que ñi ñu jiite tey jii xëy na démb discours bi la ñu amoon ci réew mi. duma ñi ñu jiite tey. waaw bokk ma ñoom fu ñu jógee. bokkuñu lu ñu gëm bokkuñu fu ñu jëm. muy benn man am na loo xam ne war naa ko rus war naa ko jomb ngir fi ma jóge laay seet ak la ñuy teg ci der fa ma jóge ni may waxee nag ci samay gëm-gëm ci laa koy wéer parce que maanaam réew moo dem mu ne am nañ passé am nañ histoire ñu war ko jàngal gone yi ñiy dige comme ñoom ni ñu koy waxee ñoom dañuy dige sànq dama la ne amoon naa solution am naa solution tey ci électricité Sénégal xam nga waxuñ ci Sénégal su bëggee tey jii ma indil ko 500 mégawatts yoo xam ne yi BOT la tey yor naa contrat bi ba pare yor naa proposition maanaam yor naa offre bi 500 mégawatts BOT 14 kilowatt heure boo demee na nga xool sa facture courant ba xam ñaata la ñuy fay kilowatt heure bi moom su bëggee tey na ma woo waaye yéen journalistes yi ngeen toog société civile toog ngeen jot document bi ñu xam ne lii laa proposé mu am benn moom bañ am benn waru ci biir loolee su ma sañoon ñu defee ko Touba parce que Touba dafa am problème mu électricité ba amee problème mu éclairage public am nga problème mu sécurité te Touba la fa nekk ciw nit ba pare ak màggin wi d'abord mooy deuxième ville du Sénégal màggin wi amul wenn dëkk bu ko màggee ci Afrique continent bi amul donc dirigeants yi dañoo war a xool selon nit ña fa ne di fa dund mais pas selon maanaam ville religieuse wala xeet yooyu ñuy wax en général. ok donc ci loolu la ñu war a xool def fa sécurité bu doy def fa hôpitaux def fa yeneen ak yeneen ak yeneen. ok sëñ bi dama donc encore une fois. promettre ma. dama ne la am naa tey solution. ok solution voilà. solution yi d'ailleurs dina ci ñëw ci wàllu surtout courant bi ndox mi au niveau de Touba d'autant plus que wàllu ndox mi ku ne xam na bu weesoo Dakar dem na ba Touba mais aujourd'hui en tant que chef religieux nga déclarer sa candidature ndax jàppoo ni ay galgal ñu ngi sa kanam. yu jóge fan. yu war a jóge ci fu mu mënti doon. galgal moom du ñàkk ci àdduna. d'abord en tant que chef religieux. parce que généralement damay gis les hommes politiques dañ naan des chefs religieux nañ toog. loolu lañ bëgg ñoom. ci maanaam fi ñu war a toog. loolu lañ bëgg ñoom fi ñu war a toog mooy nga toog ne yàcc ñu lay contrôler. voilà bu ñu indee ceeb nga jël. bu ñu indee diwlin nga jël. bu ñu nee bu élection jotee ñu ñëw ne la waxal taalibe yi ñu voté. jaxase la ak taalibe yi. loolu mooy li classe politique bi bëgg. loolu nekkatuñ ci liñ jàng lañ xam lañ xam fañ tukki lañ dem. nekkatuñ ci dynamique boobu sëñ bi ça c'est révolu ñun dañoo jàng comme ñoom. dañoo xam comme ñoom li ma lay wax nii interpeller candidat yi kan ci ñoom moo fi mën a proposer Sénégal tey jii 500 mégawatts 14 kilowatt heure à base de fioul lourd wala gaz wala cycle combined cycle laaj leen ñoom ñiy promettre lan lañ mën a indi tey donc loolu mooy différence maintenant du ma candidat en tant que chef religieux candidat la en tant que citoyen chef religieux moom laa bu su fekkee ne yàlla jox na ma statut moom laa judduwaale. ok loolu yàlla dogal mais foofu dama bëgg sax ñu dugg fa tuuti parce que am nga ay taalibe yoo xam ne sûrement lu jiitu ñuy nekk sa wala lu xëy na ñu nekk sa biir taalibe nekk say taalibe pardon mais en même temps nekk des partisans d'un parti politique que ça soit de l'opposition ou du pouvoir comment ça va se passer relation entre yow ak ñoom. très bien c'est une excellente question maanaam taalibe bi dafa war a jiital jullit gi moo war a jiitu. lan la lislaam wax ci lii ma ne surtout Maïda boo fa demee yàlla dina la ku attewul ci yàlla wàcce soit ab yéefar nga ku weddi nga ku rejeté foi nga soit ab saay-saay nga soit aji tooñ nga loolu la wax surtout Maïda moom la ñuy commencé la falakum kaafirun faasiqun zaalimoon donc loolu la ci lislaam wax lislaam nag mooy instrument de mesure bi alxuraan mooy instrument de mesure bi alxuraan moom yi buñ ko tënk ci der bi ak sijaada bi ak jàkka ji alxuraan science la alxuraan technologie la alxuraan lépp médecine la lépp a ngi ci biir alxuraan yow mi xamul yaa xamul boo xamul nag da ngay laaj ñi xam loolu la alxuraan wax laajal ñi xam boo demoon tey sourate Naml la les fourmis lu tax alxuraan di jël fourmi xorondoom sànq lañ di ko tudde aw saar ak ni mu màggee am na sagesse bu ci ne boobee la Suleymaan alayhi salaam di wax ak xorondoom yi
alxuraan indi ko mais en 2009 la science soog a découvrir que ne xorondom bi dañuy communiquer science moderne kii waxoon ko il y a 14 siècles kon alxuraan ay atte la alxuraan atte sëy la atte commerce la atte médecine la et cetera et cetera. kon ba ci politique bi sax donc léegi avec les gouvernance il y a une façon. gouvernance reddition des comptes bonne gouvernance mal gouvernance ak sanction yi cay tegu positif ou négatif alxuraan lépp la gouvernance la. gouvernance la administration la. ok administration la mais ba léegi question bi dama koy relancer waat. par rapport ak say taalibe. dama loon doon wax ne ñoom ñoo war a d'abord xam. lan la alxuraan wax diggante sëriñ ak taalibe muy benn. ni ma ko war a xamee noonu lañ ko war a xamee ñoom. ñoo ci yem ci diggante gëstu bi ak xam gi. d'accord bu ñu xamee li alxuraan wax nag ci la ñu mën a ñoom soog a orienté seen bopp. ne alxuraan kat moo tiim Moustapha Mbacké mi ñu naan mooy sëñ bi. ak keneen mi ñu naan mooy sëñ bi. kon lii la ci alxuraan wax par conséquent damaa war a def li alxuraan wax. mais mënoo ne diine ngi nii administration maanaam politique a ngi nii. su ma neexee dem politique fen wor sàcc dara du ca mujj. loolu nga foog la ngay def ci politique ak la nga cay wax sanction bi ma nga fa yow yaa ko yëgut waaye ma nga fa. ok donc on comprend donc ëllëg ak jàmm bu kenn xaar divergence entre sëñ bi ak i taalibeem ci wàllu politique. loolu moom yàlla moo maanaam nit dafa complexe cheikh bi. nit moo complexe. nit mënoo xam la muy xalaat. ak la koy xalaatlu la muy xalaat ak na mu koy defee. nit day xalaat dara dem ci ak mu génn ci. nit day toog ci këram am problème ak boppam. c'est que nit ma am problème boppam asma ak problème ak keneen. ok sëñ donc divergence su amee. waaw buñ toogee waxtaan rek. man samay wax ci. wool nit ñi ci sagesse lay doon waxtaan ak nit ñi ci sagesse nga xam ne boo waxee dëgg gi ngay wax kii wut dëgg dina ko accepté. donte ànd ak yow. kii wutul dëgg bu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxee da koy weddi su yàlla waxee da ñenn nga fi ne yàlla amut. loolu leen mënal. ok voilà sëñ bi sama dernière question jëm ci rubrique bi. au moment où aujourd'hui yow. créer nga sa parti en tout cas de toute façon am nga sa programme fas yéene bokk ci élection présidentielle yi fas yéene nekk candidat monté say mbokki Mbàkke ñoom ñu ngi ci auprès du pouvoir tey jii gis nañu ku ne di gën a bari ci say mbokk Mbàkke tey jii ni nga xam ne noonu la ñu liggéey ak Macky Sall moo xam ci Macky Sall ci wàllu politique moo xam ci wàllu ay teranga ak leen lu mënti doon est-ce que loolu aussi du am benn genre je sais pas comment quel mot expliquer mais du am benn jeexi jaaxa ci njaboot gi ngeen yaakaar. waaw su ma sañoon nga ne ñenn nag ci Mbàkke yi ñu ngi liggéey ak Macky Sall waaye du ñu ci ëpp. waaw du ma tudd ay tur mais y en a plein de. xam nañ leen voilà y en a plein voilà xam nañ leen c'est ça. alxuraan dafa wax ne. bu ngeen gisee koo xam ne kii day mettital askan wi wala léeg-léeg ñu tudd ko baatub tyran jullit yëpp war a jóg xeex loolee. ak dëgg su fekkee ne dafa taxaw njiit di ko xeex ak njiit lu mu mën a doon. moo xam président de la république moo xam planton moo xam xalifa général moo xam te du ñu xaar xalifa général di xeex dëgg loolee kon la ñu war ñun en tant que croyant en tant que disciple de Khadimou Rassoul wala disciple de El Hadj Malick wala Cheikh Omar dañoo war a xeex dëgg googee ak fu mu mën a jóge dañoo war a xeex ngir dëgg a taxaw plutôt ak fu mu ak ku ko mën a wax ak képp koo xam ne kii xeex képp koo xam ne kii da ngaa bëgg na saxal dëgg ok il faut ma leeral li muy wax nii Macky Sall nan la xeexe dëgg nga xeex dëgg waaw waaw dama dégg ñu ne dëgg kenn ko xeex de moom na xeex na dëgg waaw ci naka noonu ci naka très bien amuñu ñu fi caricaturé professeur sallallahu alayhi wasallam tout à fait ca Charlie Hebdo am ñu seen pas-pas mais ne dañuy dem kat boom ñii ñoom noonu lañ ko déggee ñuy dox marche ne ñiy caricaturé am nañ droit def ko moom demoon na ca marche ba loolu noo ko tuddee te man kookee sallallahu alayhi wasallam moom ñuy caricaturé di ko ñaawal bu ñu ko defoon sama waay ba xeex ak yow. mais est-ce que aussi diplomatie xam na loolu. you know. wala coopération internationale. États-Unis est-ce que genre. États-Unis genre considération yi. diplomatie ou coopération États-Unis mi modèle démocratie. waaw demu fa. États-Unis mi modèle démocratie demu fa. Inde demuñu fa. États-Unis daf ne am na fu liberté d'expression war a yem loolu Barack Obama waxoon. off limits am na fu liberté d'expression war a yem bu dee nag dañuy xeex ki tax ñu bind la
comme ñun niñ ko xamee niñ ko yëgee yow mi ne da ngay parce que da ngaa bëgg a neexal français yi wala da ngaa bëgg a neexal diplomatie internationale non maanaam bis dina ñëw bis a ngi ñëw ni mu demee foofu wanewu ci boppam acte boobu man laaj ko lay xeex parce que la xeex Rasulullah sallallahu alayhi wasallam xeex na képp kuy chef religieux fii ci biir Sénégal képp ku ànd ak moom ci lii ànd ak moom ci dëgg taxawagul nag ci publiquement ne maa ngi baal wax Charlie Hebdo na ko def nam defoon publiquement di marche pour Charlie Hebdo na taxaw publiquement ne maa ngi jégglu jullit yi ma bokkal l'islam yi ndax lii njuumte la voilà. ok mbokk yi ñu fàttali leen ni suñu gan di Serigne Moustapha Gaïndé Fatma di secrétaire général parti bi di Nasrou sëñ bi nag ñu jàll ci beneen pàcc bi mu jëm ci wàllu sànq wax nga ko junj nga ci wàllu courant bi ak wàllu ndox mi jamono ji xam nga ni ku ne boo xam na ni que muy Ndakaaru ba ci Touba Mbacké jafe-jafe ci wàllu ndox am na fan le passé gis nga la nga xam ne moo amoon ci coow xëy na lay jàpp fii ci Ndakaaru ak ba ca Touba sax ci wàllu ndox mi alors là vous me parlez de solution sëñ bi vous me parlez de solution au moment où ce n'est plus une question de politique mais une question de citoyenneté en tant que sénégalais lu tax solution yooyu sëñ bi nag mënoo ñu koo baaxee ñun sénégalais yi te bañ a nekkat man opposant wala du ma liggéey Macky Sall dama koy bàyyi noonu. alhamdulilah solution. Touba. Deuxième ville du Sénégal. Tout à fait. Ville bi Nations Unies désigné woon en 1994 comme ville modèle dans le 21e siècle Nations Unies moo defoon loolu du ñun de dañoo woo rek Istanbul ñu dem fa. Nations Unies mi yàgg lool wax ne Touba bii kat dañ ko tëral ak ni mu tëddee ak la fa am ak la fa ñàkk a am ci ay jéeya ville modèle la am na yu ñu indi teg noonu loolu ñoo ko waxoon en 1994 kon en tant que dëkk bu ay nit di yewwoo dafa am àq ju ko état bu mu mën a doon war a jox loolu nag joxuñu ko ko. état bi nag yow tamit sëñ bi mu ngi koy jéem boo xoolee état bi li mu def tey jii ci projet bu mel ni projet Ila Touba Torkalla mu nekk projet boo xam dina jàppale mbokki taalibe yi bu màggal jotatee dem beeg dikk bi day gaaw mais en dehors de cela aussi entre temps quelques chantiers que l'état est en train de faire au niveau de Touba et nga baal ma du ma tudd tur mais dégg naa sax kilifa gu mag Mbàkke ne li fi Macky def benn président def ko fi. moom la soxal. kooku dégg naa ko man. ki wax loolu moom la soxal. waaw. ki wax loolee. ak kilifa gu mu mën a doon moom la soxal la ko yitteel la wax ci li mu def Touba waaye bari na leen lu ñu mën a wax bref loolu du ma ci dugg loolu moom la soxal daal moom la engagé. Ila Touba ndax Touba la ko defal. c'est vrai que le Sénégal la ko defal. ok Sénégal la mais kan mooy def investissement bi. c'est les Chinois. Chinois yi ñoom pendant contrat 30 ans la defe naa ne. ok kon fekk fanweeri at Chinois yi rek ñooy encaissé. c'est le système partenariat gagnant-gagnant yaa ma ko gën a xam d'ailleurs. ok kon lu tax mënul woon woo par exemple ndax lu tax mënul woon woo ab homme d'affaires bu nekkoon ci bâtiment wala travaux publics xeet yu dem ne leen dugal leen 2 milliards ñiy dugal 3 milliards bref mën naa ko wax ne. mais est-ce que vous croyez que les ressources seront disponibles pour lu mel ni projet bu toll noonu. jaay na fii jox na fii ay marocain terrain fii ay terrain ñu dem def levée de fonds amoon bor ñooñu fay bor ba à hauteur de plusieurs dizaines de milliards ba desewaat kon ni ñuy def levée de fonds xam nañ ko loolu du méttiwut daal sëñ bi xam nañ ko bu baax a baax a baax donc ressources disponibles banques yi ñi ngi fi banques locales yi ak banques yi nekk offshore wala banques yi nekk ci yeneen dëkk yi donc def levée de fonds bu ñu la ko joxoon yow même boo ko xamut ngay wuti ko xam fay ko ne ko lii lañ ma jox lii laa bëgg am ci xaalis fan laa ko mën a jële mu wax la ko ci 24 heures loolu du kii donc bu ñëwaat ci Ila Touba bi bu doon bëgg nañoo yombalal askanu yëf yi ci septennat mën naa def at mu jot mu def nangami kilomètre jële ko Touba jëm Fuuta Ila Touba bi yemul Touba Fuuta la jëm. day continuer waaw d'accord donc at mu jot nga def nangami kilomètre ci quinquennat wala septennat loolu mën naa ne te doo fay nit dara ou bien yow état bi nga yor ko di fayeeku payoor goo xam ne gii da nga naan 10 ans kat léegi kenn dootu fay loolu mën na ko def ñu ngi dafay tali waaye defuñ loola donc ma defe ne Ila Touba gi moom du wax bu ma jaaree da ngay fay
damay fay soo jaaree nga fay oto xalifa général des mourides su jaaree day fay sëñ Mountakha su jaaree xanaa ñu photoom ak otoom ne kii kat mooy numéro bi wala moo tax dara ko ñu ne du fay mais kenn ku fa jaar ko ne da ngay fay kon yow yaa def yaa tabax Ila Touba dañ laa lebal xaalis ngay fay mais laaj ñu la directement ndax yow mën ngaa def wala déet dañoo wuti jàmbur ñëw ne ko boo ñëwee kat boo defee gars yi war nañoo mën a fay ndax bari na ñu jëm Touba destination Touba moom xam nga ne bari na lool xool semaine màggal gi li fay dugg ci oto nu mu toll kon Ila Touba gi moom du defalu ko Touba maanaam société ba mu ko jox la ko defal. la ko defal waaw. voilà waaw. maintenant yoon la mu def ko. mu def ko voilà tout à fait. am na ci droit def ko. tout à fait waaye buñ ko làqtoo Touba loolu laay bañ man. mais c'est un progrès aussi. jéegu la maanaam jéegu ñu am solo la. nañ xaar ba xam ñaata la ñuy fay pour dem Touba. ok xamagu ñaata la ñuy fay pour dem Touba xam nga diggante fii ba Sébikotane am na looy fay. 1000 francs 400 francs 800 francs ba wàcc. Sébikotane. ok kon léegi boobu bés bu tarif yi génnee ba ñu xam ñaata la ñuy fay pour dem Touba. suba la ñuy mën a wax. waaw ci wàllu ndox mi sëñ bi. ndox mi nga ne am nga solution ci Touba. waaw ay xam nga Macky Sall président Macky Sall moomul ndox mi. état Sénégal moomul ndox mi. France moomu ñu ndox ndax defaruñu ndox. kan moo defar ndox du yàlla. yàlla ok fine kon ndox mi moom ñëpp a ko moom comme ni république taxawee ñëpp moom ko. républicain c'est la chose de tous d'accord. ma defee ne bu ñu koy def bu dee Touba dafa am jafe-jafe ndox ñu xool ba xam solution yi fan la mën a jógee man solution bu ma am mooy bu dee dañoo bëgg waa Touba fay ndox noonu la ñu tuddee wax ji fay ndox. fay ndox waaw parce que daaw ñoon fay ndox si je ne me trompe pas. mosuñoo daaw duñ fay ndox ba tey. ba tey waaw. ok bi société étrangère yi gisee ne la fa yeewoo bari na. la ñuy jël ci ndox bari na bañ bëggee yàgg a dugg Touba bañ bëggee dugg Touba ak léegi yàgg na jamono yi sëñ Saliou la woon booba dem naa Montréal en parenthèse lijjanti ba amoon ku ñu nangoo financé Touba centre de station d'épuration d'eau Marcel Tremblay pour ne pas le citer frère maire Montréal la woon mu ne mën nañ ko financer mais na Touba wut fondation foofa laa toog au diw ne ko neel sëñ bi na def fondation wut accord de siège am naa financement bii mi ngi jóge ci canadien yi boo fu mujjee soññi naa ko soññiwaat diw ba yegg ci sëñ bi mu ne kenn mësu ko wax ab offre day am date d'expiration comme ni offre Ila Touba bi amoon date d'expiration par rapport ak sama partenaires yi ñu ne mën nañ ci yokk train bi offre boobu téye naa ko wala lancé jour pour jour ba 25 janvier 2016 gars yi partenaires taxaw nañ pour def ko gis naa fi ay nit yu ne jege nañ diw Macky Sall man leen neel na ko lii mi ngi fi ba nii xaw ma nag ndax wax nañ ko wala waxuñu ko donc pour ñëwaat ci ndox mi nappe phréatique bi nekk Touba waxtaan naa ci sëñ laaj baara yàlla na ko yàlla yolli dolli leer sotti ma dem ci kawam mu ne ma njañ italien yi jox nañ ma étude boo xam ne nappe bi nekk Touba Bogo à 25 kilomètres de Touba nappe boobu yi moo jaar fa ñuy wax Daaru Salaam Darma dem mën na yore Touba fi mu ne pendant 102 ans. ci wàllu ndox yokk ci ne ci biir 102 ans yooyu téeméer at ak ñaar mën na ko yor Touba téeméer at ak ñaar yooyu at mu jot bu ñu dee considéré ne Touba kat day yokk 10% ba tey dañ ko cee boole kon. loolu am na fi mu ne nii nappe phréatique ma nga fa Touba dañuy fay ndox wala duñu fay ndox d'accord nañ ko tuddee barkeelu pour commencer bu ñu indee ay compteur branché ko ci kër ak station yeeg usines yi ñooñu nañuy barkeelu ci yëf yi waaye barkeelu boobee nañ xool ba xam mën naa duggaat ci commune Touba bi moom ko wala déet. mais ci coono aussi mooy solution bi nga am bu accès tamit obligatoirement solution bu mu tem fu boobaa foog waa Touba di fay ndox. dañuy barkeelu maanaam di joxe lu ñu mën. xam nga ñi koy def ci jumaay Touba. waaw di ko def ci jumaay Masaalikul Jinaan barkeelu bi dañ naan leen lii kat mooy barkeelu bi xam nga ndox moom de façon générale sax taxu koo cher noona
branchement yeeg yooyu moo ci indi jafe-jafe te am na ay branchement sociaux léegi ma defee ne kon buñ ko tuddee barkeelu ñu xam ne day jëmaat ci Touba ngir mu liggéeyaat ak maintenir liñ fi jot def ci liggéey su boobaa dinañ gën a neex a waxal te dañ ko nangu waaye man mën na maa ni financement bi. financement mën nga ko indi. mën naa ko indi. jamono ji ñu nekk nii. jamono tey jii may wax ak yow il va falloir que Touba am étude de faisabilité gisaguma ko loolu laa mën a wax bu ko amul bu xalifa général bi interpellé Nations Unies danañ ko defal par force loolu la Nations Unies wax. mais li ma jaaxal mooy sëñ bi yàlla def na nga am nga ne suba mën nga ko def tey mën nga ko def. mais pourquoi ne pas aller directement auprès du khalife général des Mourides. waaw nga toog moo am vraiment ndigal bi war ci wàllu liggéey boobu. loola ginnaaw bi ma déggee ne dafa am ñu bëgg a ñëw def ndox Touba pour fayeeku laa wax ak sama ñi ma ko seqal ci côté boobu ñu xool ne ma ndax am nañ étude man leen wóoruma bu dee amuñu étude day mën nañu def étude mais ñoom dañuy fay kon mais bu ñu bañee fay nañ dem Nations Unies dafa leen étude bi dina jël 12 mois ñu def étude bi mu pare ñu indi financement bi. Grenoble seen ndox ñoom ñoo ko municipalité bi moo ko moomoon n'est-ce pas ak yeneen dëkk yoo xam ne mën nga koo lim ci. mais projet bii nga wax ni ba léegi kon yàquwul. déedéet projet bu war a mën a nekk en cours naa ko wax sëñ bi. di nga ko wax sëñ bi. incha allah. baax na ok parce que yaa ma ci njëkk a interpellé publiquement. voilà c'est ça. ba may jóge ci sëñ bi ak muy dégg information bi waa Touba yi nga xam ne ñu ngi seetaan mën nañoo seen xel mën naa dal ci wàllu xam ne sëñ Moustapha Gaïndé Fatma am naa solution bi. am nga solution bi dinaa ko wax sëriñ bi. moo ko seqal ne ko lii mën naa ne ci anam yi lay nekkee. waaw coow li nag mooy li nga wax ni bu naree amit faaw nga jokkoo ci nguur gi. nguur gi nga xam ne jamono ji tu n'es pas en phase avec eux xam nga yu mel ni mënta am ci dëkk bu toll ni Touba te gouvernement bi amu ci intervention. bu dee ndox mi société bi koy defar ak ñenn financement bi xalifa général la ñuy waxal directement loolu nguur gi du ci dara parce que amul apport financier bu ñuy laaj sëñ bi bu dee courant bi il faut mu wax ci nguur gi voilà donte amul benn apport financier parce que BOT la Build Operate Transfer. ok ñoom ñoo indi xariñ gi indi xaalis bi defar ko di jaay nangam kilowatt heure ba seen investissement dellu si ñu may nguur gi li ci def 500 mégawatts yi. ok donc 15 ans à 17 ans. projet courant bi aussi c'est en. courant bi tey courant bi gën a gaaw parce que loolu moom taxaw na parce que dañ ko am ci sous région bi courant bi taxaw na tey xëy na ndox mi mooy laaj ñu defar étude bi ba pare ñoo xam ne montant bi lii la parce que kenn xamul montant bi la. mais la mooy blocage bi ci wàllu courant bi sa diggante ak nguur gi la wala la mooy blocage bi. maa ngi interpellé waat président Macky Sall tey jii su bëggee 500 mégawatts BOT 14 kilowatt heure na ma woo te woo leen yéen nag ñu toog. loolu daal moom lu leer laa wax da nga yor projet bi daal toog rek. document baa ngi offre bi mi ngi sama oto dama ko fàtte indi sax waaye dama ko indi woon fii. kon jamono ji tout est ok le président ngay xaar. moom laay xaar mu wax ak man ci loolu. xam na chiffres yi parce que xam na. xam na ko am na techniciens yu ko xam. mais xam nga aussi il y a une chose même si c'est vrai que vous êtes chef de parti vous êtes un candidat à l'élection présidentielle est-ce que aussi sàkku nga lu tax nga war a mën a gisee ak président Macky Sall parce que yii projets yi c'est des projets yoo xam ne actuellement jamono ji ñu toll nii les Sénégalais en ont besoin. ils en ont besoin soxla nañ ko baax a baax te am réew day màgg. Sénégal bu dee 1000 mégawatts la ñuy consommer tey dans 15 ans nañ soxla leneen usine day yokk. demande bi day yokk consommation bi day yokk et cetera donc anticiper dafa baax ci am réew rawatina Sénégal gi nga xam ne tii ñu ngi jëm ci yu bare fi mu nekk nii kon sàkku mësuma sàkku ci 500 mégawatts yi gis ak Macky Sall ndax jóg di sàkku audience ci Macky Sall dafay niru leneen. te projet bi kay yaa ngi benn projet boo xam ne actuellement sénégalais yi soxla nañ ko. waaw war ngaa mën a sàkku ab audience. non wala sax bind ko bataaxal bi wala ni kat fu mu toll nii projet sàngam ak sàngam loola danañ ko def. loolu bind bataaxal moom danañ ko def. voilà mu ngoog. bind bataaxal moom danañ ko def waaye sàkku audience. loolu day niru leneen xam nga ñun suñu der dafa yàqu mbàkke yi. waaw ñu ci bari seen der dafa yàqu. parce que dañ leen di clientèle boo xam ne bii dañ leen di jox ab jox maanaam wala pepp. di leen fay. sëñ bi li nga wax ni doy na waar. ñoom ñoo ko wax noonu sa mbokk yi. waaw nañ xam ne ñoom loolu la ñuy wax. ñoom ñu ne fii am na ñu tuddee ñoo xam ne sax rus naa ko wax ci plateau télévision. dañu xam loola te loola mi ngi aju ci ñoom seen comportement. seen ni ñu demee faiblesse bi ñu am. ak maanaam devant le pouvoir.
ak fragilité bi ñu am devant l'argent loolu moo tax ñu tëdd leen loola. ok ñoom ñoo loolu rus naa ko wax ci kaw waaye nañu xam ne. ñi ngi leen boole seen taalibe. boole leen sëñ Tuubaa. ok mbokk yi ñu fàttali leen ni sunu gan di Serigne Moustapha Gaïndé Fatma di secrétaire général parti bi di Nasru waaye it di candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne ci lañ jëm. semi ñëw ci rek léegi ci wàllu actualité bi nga xam ne actualité yi nga xam ne sax laay wax saa su ne ñu ngi faral di alimenter un peu la presse ou bien de façon générale réew mi jamono yi Khalifa Sall du candidat nu mu turati Karim Wade mën nañu jàpp ne du candidat quand je dis du candidat je veux dire ci wàllu maanaam en tout cas gàllankoor yi nga xam ne nguur gi teg na leen ko mais cela voudrait pas dire que ils seront pas candidats on sait jamais d'ici en tout cas 2019 mais lu ci mënti am calcul yi nga xam ne wane na ko fu mu toll nii mooy xëy na ñoom mettre la leen hors jeu jamono yi ñu gis ne ku mel ni yow ku mel ni Hadjibou Soumaré ak ñeneen yéen a ngi dugg si di wane ni kat bokk ngeen ci élection yi est-ce que jàpp leen ni que nguur gi la mu bëggoon bokk wala ñi nga xam ne ne koy adversaire yi nga xam ne ñoom la jàppoon ni ñoo ko war a mën a xañ jàmm éliminer leen ba pare. waaw loolu la nguur gi foog xam nga ñoom dañuy foog politique maanaam perception la ak timing jortu dara ci moment ci ay jamono loolu la américain yi naan it's about perception timing and perception. ok Khalifa Sall xaw ma dossier bi am na lu ma ci xam. waaye yoruma dossier bi la ma ci xam nag mooy mu de dañ ko jàpp ngir caisse d'avance boobu ñuy wax. ca la bokk de mooy sax essentiel. kon nañ jàpp ñëpp ñi doon def loolu nañ jàpp ñëpp mbaa ñu bàyyi ko c'est que moom loolu lañ ko jàppee. parce que même méthode nga bëgg a wax lañ ñeneen mais bien sûr loi ci ñëpp lay gàllu. waaye sëñ bi yaa ma gën a jàng waaye xam nga ni nag diw da doon sàcc damay sàcc rek tamit yaakaar naa alxuraan nanguwu ko de. d'abord règlement nanguwu ko. maanaam. xam nañ ñi yor kees googu ci Sénégal ci ay maire xam nañ nangam maire a fi ne xam nañ kees ga fa ne xam nañ ña ko yor pour gën a daanaka tënk wax ji président Macky Sall moo wax ne yor naa dossier yoo xam ne man maa ci toog loolu lan lay niru ah kon bu dee dañoo jàpp Khalifa Sall ci lii jiñ ko ne moom la def ñu wane ne moom la def am na ci wet gi ñeneen ñu ko def bokk ci Macky Sall te jàpp ñu leen kon nañ jàpp ñoo ñëpp maa ñu bàyyi Khalifa Sall man loolu mooy sama gis-gis. bu dee nag système bi. permettre loolu daf koo aaye Khalifa doon ko def kon nañ jàppandoo ñëpp ba tey mais système bi ci bopp mooy problème bi Sénégal. donc si je comprends c'est carrément politique en tout cas. mais c'est un dossier éminemment politique. boo xam ne ça a permis d'éliminer. moom dafa jot ne. Khalifa Sall mën na ko gagner ci élection présidentielle. ci élection présidentielle yi. donc Karim Wade aussi c'est son cas d'après vous. Karim Wade aussi c'est son cas d'après man. maanaam ñàkk gis-gis ci sama gis-gis mooy nit ñu bari ñi tax ñu sanctionné Abdoulaye ñu bari ci sama analyse ak li ma jàngat ci nit ñi mooy ñaari mbir. am na kilifa gu waxoon ne muy Cheikh Béthio dafa waxoon ne dinaa ko fal te su ma ko falee na ñëpp ñëw raamal ma loolu am na ñu neexut ba tax ñu voté contre Abdoulaye Wade. beneen bi mooy dañ ne dafa bëgg jox doomam yëf yi. kon ñaar yi mooy li nga xam ne moo gàllankoor Abdoulaye Wade moo gàllankoor booba waaye du bilan Abdoulaye Wade li mu def ci 12 ans ñoom defuñu ko ci 50 ans loolu sëñ bi lu wér la Abdoulaye Wade man ba ma gisee mu falu jékki-jékki ne nangu naa pour nekk gouverneur Sénégal 24 ans d'opposition ñu la ne mu daj ko falu ne nangu naa nekk pour que intégration africaine boobu mën a nekk lu wóor ñu am benn président comme li ko États-Unis amee mais sëñ bi loolu courage la dégguma nag ca booba kenn waxu ko léegi nag li tax mu daanu man bokk naa ci ñi xam ne moom d'abord benn démocrate la quoi qu'on dise Abdoulaye Wade ak ki démocrate yi ñuy fi am yëpp moom la mais sëñ bi moom la du keneen jamonoy Abdou Diouf kenn ñëmul woon a jàkkaarloog Abdou Diouf damaa jël Abdou Diouf waaye Senghor donc amul woon lenn lu muy prouver comme ni ma ko waxoon ci benn plateau ah lan la muy prouver pour sax demoon troisième mandat. ok voilà léegi kon sëñ bi si je comprends bien ci ni nga waxee dafa tombé ak jamono ji nga xam ne on parle de justice sénégalaise ñu bari jàpp ne justice bi ils sont corrompus ndax yow kon bokk nga ci ñi nga xam ne dañu jàpp ne justice bi ils sont manipulés par l'exécutif wala c'est une justice corrompue. am na ñennat ñu exécutif bi manipulé ñennat loolu laa jàpp waaye bu mënoo ne ñëpp a corrompu ci justice bi mënoo ne mbàkk yëpp dañoo dëng wala dañoo jub fenn fu ne foo dem fu ne am na fu ñu dëng am na fu ñu jub léegi nag loolu la koy saafara mooy te bokk nañ ñun suñu réforme nañuy xool nu ñuy élire juge yi
ndax seen père ñoo leen di élire wala nit ñoo leen di élire wala une combinaison des deux bu ñu élire juge Macky Sall mënu lu ko dara président de la république institution boobu mënu lu ko dara kon dañuy xool rek ngir yàlla waaye fekk ñoo ngi am ministère de la justice muy am ci yoon diw moo may di magistrat ci waawam lay wéy daanaka li ci ëpp waaye su fekkoon tey Amidou Moussa Mbacké keneen ñoo élire juge sangam mais ministère de la justice mënu ci moom dara loolu foofu la ñu war a xool jëm fa. nu ñuy élire juge yi waxuma ñu nekk ci. république des magistrats. mais sëñ bi comme que dañoo jàkkaarloo man ak yow est-ce que ragaloo benn bis justice dal sa kaw. ay d'ici les élections 2019. nañ dal sama kaw nañ ma ko. parce que dafa xew ci jamono dañu seetlu ni fii ñuy approché ci élection les candidats potentiels au fur et à mesure dañu faral di jàkkaarloog justice. kon alhamdulilah bi ma bokkee ci candidat potentiel est-ce que ragaloo ëllëg yow. ragal moom yàlla dong laa ko def. ragal yàlla dong laa ko def. ok donc bu boobaa di nga am confiance ci justice sénégalaise wala da ngay jàpp ni dafa nar a métti ci yow. xaw ma ëllëg la dañuy spéculer fi mu ne. ëllëg suñu borom ma. ok su fekkee ne dañoo gis ne candidat potentiel la ngir ñu war moo justice ak nañ ma ko. ok beneen bi mooy sëñ bi yow. bu dee leen de laaj xam. waaw damay moytu tooñ lool. sama borom dinaa koy tooñ. wartu lu ma wax lu ma warta wax wala dem noonu waaye. léeg-léeg nga jéem jaay doole nit koo xam ne kii. man koo jaay doole génn ca saasa waaye xamoon na ngay mujj. xamoon na ngay mujj waaw sëñ bi ku wax candidature ci élection présidentielle 2019 xam ne présidence ngay soxla actuellement yow sa électorat ndax da nga ko wékk rek ci Touba Mbacké wala. kon da nga naan candidat Touba la. parce que am na keneen ku mën a wax ne. candidat parce que xam nga lu tax ma bëgg mu leer. mooy jamono ji sénégalais ñu seetaan quand on parle de Serigne Moustapha Gaïndé Fatma ñu bari dañu jàpp ni peut-être concentration bi yëpp Touba lay nekk. am na lu fi ne fi mu ne ci administration bi. waaw. xëy na c'est politiquement incorrectement waaye dinaa ko junj. waaw. ethnicisation bi ñuy wax. waaw ci administration bi. waaw maanaam ni ñuy wax bànqaasi nguur gi. xoolal rek yow loolu nga gis nga. ay jullit lañu ak i catholique. waaye ndef yi ni mu tëdd nii fi mu ne. bari nañu mu tey seen xel. mu bëgg sëñ bi nga jaar ci gouverneur yi daf may neex ci préfet yi. non daf may neex sëñ bi nga jaar ci digg bi maanaam sëñ bi da nga bëgg a wax ni. ci wàllu bànqaas si nguur gi jamono ji. wàllu waaso yi. da cee commencé feeñ na ci. loolu leer na feeñ na ci loolu muy wane ni kon nag su ma déggee sa wax mooy da nga jàpp ni kon président Macky Sall wàllu woowu dafa am lu mu ci. waaw xam nga njëlbéen ga rafet na. ci xalpulaar yeeg. ci jeunes yeeg. ci ñenn ñi nga xam ne dañ ne woon kat léegi am nañ président bu jeune. kii ne après les indépendances. bañ koy wax man naka jekk dama ne woon naître après les indépendances newul ne da ngaa ñemey tubaab wala ragal tubaab fii la ne. ci bopp. kon loolu laa waxoon man booba. waaye nañ ko jox bénéfice doute bi nañ ko bàyyi mu dem man bokk naa ci ñi nga xam ne jéem nañ koo indil encore une fois ci secteur bi ma xam muy courant 250 mégawatts de ligne de transmission propose naa ko Ali Nguy Ndiaye n'est-ce pas à 3% 50 différé sur 25 ans maa ngi dossiers yi fan la mujj maa ngi dossiers yi ma lu ma la wax rek man yor naa dossiers yi kon jéem naa ko jàppale ma ne ba gis nag léegi yëf yi kenn xamul lu muy niru daa ne kon kii am na problème ak société bi muy dund parce que société bi ñuy dund mooy worma la ak wegante wa kilifay diine yi jox leen seen cër n'est-ce pas mais dossier bi ci Karim Wade leeral na ko Cheikh Sidi Moutar ñaan na ko daf ko ñaan njëkk mu gàntal ko alamin ñaan na ko njëkk mu gàntal ko léegi nag man ba tey li ma umb ci yëf yi mooy lu tax ñu jële fi Karim Wade yóbbu ko Qatar man loolu moo dugg sama bopp bu doon maanaam moo doon bokk ma bokkoon ñi conseil Karim Wade lu ma nangu génn Sénégal lu muy Qatar bi sama dëkk fii lay toog. waaw mais sëñ bi léegi nañ ma tëj fii. nañ ma tëj fii waaw sëñ bi am na leen loo xam nag sëñ bi damaa bëgg ñu soobu ci ndax dinañ faral di gis opposition bi tubaarkàlla di faral di marche ci mbedd yi lacrymogène yi dal xuloo yi jàppal bàyyil mais sëñ bi man du ma la ciy faral di gis de maanaam ci marche yeeg ci coow yeeg yooyu yëpp maanaam lu ci waral loolu sëñ bi. waaw mosuma participer ci marche. waaw. parce que dafa am ci yu may wéeru man sama xeex. xëy na mën naa koo doxale neneen am te résultat bu ca marche amul. te dinaa xool itam li nga xam ne li ñuy marche lan la fan lañ sukkandikoo opposition bi li ñuy wax
ne moom la ñu war a marché bari na. xam nga lan la ñu waroon a marché dëgg. te interpellé naa ay leader d'opposition ne leen nañ marché ci lii mooy Petro-Tim foofu la ñu waroon a marché Petro-Tim la ñu waroon a njëkk a marché lu toll ni pétrole ak gaz soog a feeñ ci Sénégal te mi ngi fi woon Abdoulaye moo ko bëggatoon laal waaye mi ngi fi woon ak président de la République ñëw ak ab jàmbur bu jógee fu kenn xamul ñëw ne lëcc ci yëf yi xamuñu fan la yëf yi jógee ak fan la daanu si société offshore yi ñu créé woon mu ñëw war a créer Petro-Tim xamuñu ne ci ginnaaw te ak daay foo ko gis ci Afrique li ci ëpp pétrole ak gaz moo ko taal ñiy ñëw am sañ-sañu def lii mais boobu la ñu waroon marche. ñu waroon marche tout à fait. boobu la ñu waroon marche. voilà te loolu yi ba tey jii dañ koy laaj. encore affaire Petro-Tim bi Frank Timis dem ba ci biir yor naa dossier Frank Timis man. wax yor naa dossier am barki borom Tuubaa yor naa dossier am. Frank Timis dem ba ci biir mu ne day porte plainte opposition Sénégal nekk ab étranger di tubaab ñëw jaay la doole ànd ko présidence de la République ak rakkam ñëw siffle sa yëf ba pare ne la dañuy mais sëñ bi lii kenn xamul man. en tout cas doy na waar sëñ bi doy na waar trop. doy na waar donc loolu la ñu waroon a marché. la ñu waroon a marché voilà waaw. ok voilà sëñ bu mel ni fii dugg xawoon na neex trop. bi ñuy wax affaire référendum bi. waaw def naa ci sorti wax naa ci. ok waaw. prononcé wu naa ci. ok waaw sama réalisateur mooy xam ne waxtu bi jeex na sëñ bi. Mbacke kon xam naa la ma bàyyi nga tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi. waaw ñu ngi tàggatoo ak ñoom. di leen wax ne di leen gën a yee xam nga mbirum parrainage bi waxuñ ci. waaw te lu ñu waroon a wax la. lu ñu waroon a wax la mais juñu lañ ci tuuti. parrainage bi. dafa bari galgal yu ñu ci laxas ñoom. mooy que président Macky Sall wóoluwut boppam dem élection pour gagner ko de façon claire et transparente. loolu moo tax mu dugal parrainage bi. léegi nag danañ wax ak ñi war a waxal ca bitti. ak ci biir fii waaye mbokk yi nga xam ne ñi ngi fi. ñu leen naan couverture ngi ni ma universelle di leen wax ne leen da nga maam bourse familiale mi ngi nii jox ñu signature wala ñi ngi waaj a financé jox ñu signature bu leen joxe seen signature ensuite ñi ngi piégé ba ñu signé ba pare déjà bi ñu xamee bari na ci ñoo xam ne ñii du ñu voté le président de la République Macky Sall parce que dañoo xamut financement moo leen ci dugal waaye ba muy bañ ñu jëmale ne boo amee parrain yi kat normalement ñoom ñëpp ñoo lay voteel mën nañ ko jëmale foofa ngir indi cee labaj boo lëgee demewut noonu bari na ci affaire ñoo xam ne ñii ana ñu moom fi mu nekk nii. ok merci jërëjëf sëñ bi. waaw kay jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant sëñ bi. salaamaaleykum mbokk yi doon seetaan seen télévision Lamp Fall seen émission penc mi doon dalal sëñ Moustapha Gaynde Fatma di secrétaire général bu parti bi di Nasru bokk it ci élection présidentielle yi nga xam ne ci lañ jëm di maanaam ab candidat ci élection présidentielle yi may gërëm di sant équipe technique bi nga xam ne ñoo may jàppale ci wàllu liggéey bi Yankhoba moo jàkkaarloog man ak soxna Fenda Kambay ci wàllu caméra bi ci beneen wàll bi Moussa Ndiaye ak ki nga xam ne it mooy Sadex Diallo ci wàllu logistique bi ki nga xam ne mooy Cheikh Anta Niass ci wàllu son bi Dame Thioune ci wàllu réalisation bi mbokk yi seen émission penc bi ci beneen numéro jërë ngeen jëfoo salaam